Ndeye Awa Mbaye, responsable politique APR Thiès Est, habitante de la cité Balabé. di remercier ñi fi teew ñëpp ci bisu tay bi dañu jógoon tey pour def comme niñ ko defee woon daaw une journée citoyenne ñun ñi ngi dëkk cité Balabé mi ngi bokk biir Thiès gis fi loo xam ne tey jii suñu devoir citoyen suñu devoir en tant que responsable politique mooy taxaw ci muy cité bu tilim ñàkk prise en charge au niveau de li nga xam ne mooy mbalit bi li nga xam ne mooy beaucoup de points yoo xam ne moom mooy dundu quotidien wu population yi donc ñu jóg waxtaan ak suñu ay rak waxtaan ak suñu ay militants ñi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi ñi dëkk autour ak suñu ay xarit yi ñu bokkal mouvement Benno Bokk Yaakaar bi ne leen teykat dañoo jóg pour nettoyer gox bi defaraat gox bi ba mu baax donc ñu woote ci di saluer présence su sama frère monsieur Diallo mi nga xam ne moo fi taxawal tey le président Maodo Malick Mbaye du mouvement citoyen Gëm Sa Bopp mi ngi ci yoon bi di ñëw sax loolu la ma confirmer léegi ci teewaay bi ñu teew ñëw dooleel ñu jàppaleel ñu parce que aujourd'hui Babacar lii ñu def fii lu war a mën a nekk fépp la te lii dafa bokk ci vie politique maanaam jël en charge sa gox bañ a xaar lépp parce que bay ci sa wewu tànk am na loo xam ne état mi ngi koy liggéey mairie mi ngi koy liggéey keneen mi ngi koy liggéey mais population yi dañu war di bàyyi xel ne lépp warul jóge ci ñoom donc tey ñu taxaw fi pour nettoyer def nañu réparation éclairage public bi yëpp parce que tamit problème insécurité dafa posé woon ci koñ bi ak ci yeneen koñ sax niñ ko gisee donc ñu jël en charge réparation bi taalaat lamp yëpp pour que xale yi mën di dem di ñëw ak dal famille yi tamit insécurité bi ñu nekkoon mën a wàññeeku ba ñu mën a gën a daal ànd ak xel bu dal loolu moo waraloon jóg bi ñu jóg tey di remercier encore une fois ñi fi teew ñëpp di rafetlu mobilisation bi ak engagement bi fi am tey. boo waxee am na fi ngeen jóge sore na di jàppale njiitu réew bi tey def ngeen ay jéego est-ce que tey jii waa Thiès ñoo deseel président Macky Sall wala bu doolee ngeen jël. bu doolee ñu jël waaye tamit war nañu remercier delloo njukkal le président Macky Sall parce que am na projet structurant yu bari yu jaar Thiès aujourd'hui suñu ko xoolee ci Thiès position géographique bi mu am ñu xool autoroute Ila Touba bi jaar na biir Thiès ñu xool aujourd'hui projet KMS 3 bi jaar na Thiès en tout cas population yi yëg nañ ci lu bari ci amélioration kii wu ndox bi ñu xool aéroport Diass bi biir Thiès la nekk am na daal bu ñu limee du ñu fi jógee yu bari yoo xam ne tey jii ñun war nañ cee wax jërëjëf remercier ci bien que c'est un devoir mais tamit li ñu naan loxoy Kajoor tam day weesaloo ku la defal dara da nga ko war a wax jullit loolu la war di def fu mu toll ñu gis ne président Macky Sall mi ngi liggéey vraiment bu ñu ci teg suñu tànk naan defuñu wala ñuy bàyyi nit ñi ñu jóge fële ñëw di wax loo xam ne du loolu kese moo ne li nekk mooy dara xew na fi jóge nañ fu sori ñëw fii vraiment am na ay réalisation dañ koy saluer xam nañ ne président du yem ci loolu parce que mébétam ci Thiès saa yu fi ñëwee wax ko donc dañoo war ñun vulgariser en tant que responsable politique wax nit ñi ne lii def nañ ko fi parce que buñ ko bàyyee day nax sax wala keneen ñëw ne moo ko fi def président Macky Sall moo ko fi def il faut dire les choses maintenant nous les responsables politiques dañu war a jàppoo vulgariser mais tamit ñuy ñaaxaat gouvernement bi di ko ne jëf du doy parce que am na projet yoo xam ne ñoom ñi ngi ci taxaw ñun ñi ngi ciy xaar population yi ñi ngi ciy xaar bu ñu ko gënee accélérer tamit day gën a baax rek loolu la ñuy ñaan waaw projet chemin de fer bi moom mi ngi en cours wax dëgg yàlla gis nañu ne aujourd'hui financement bi bouclé nañ ko am nañ ci yaakaar bu baax parce que schéma bi ñu tegal ak projet bi ni ñu ko expliqué dal na suñu xel maintenant lépp xëyul sotti ci benn fan waaye tamit ñu koy ñaan bu luñ ci mën a gën a taxaw gën ci gaaw accélérer rek parce que li mu concerné en termes de famille et de population moo bari chemin de fer yemul Balabé yemul Thiès c'est la ligne Dakar-Kidira donc aujourd'hui c'est loo xam ne lu national la famille yu bari la concerné te gis nañ ne li ci président yéene bés bu ñu ko réaliser dinañu jëlee fu sori te dina jàppale population yi bu baax a baax. Moi c'est El Hadj Diallo, je suis le responsable de la vie politique du mouvement Gëm Sa Bopp dirigé par le président Maodo Malick Mbaye. fi ñëw tey ñu ànd ak mbooloo mi ñu àndal yépp ngeen gis ko muy ay jeunes yoo xamante ni ñu ci bari ay jeunes mouvement Gëm Sa Bopp président Malick Mbaye wax leen ne leen da nga bëgg ñu ànd dem cité Balabé wuyu ji sama sœur suma xarit Ndeye Awa Mbaye
ndax lu baax la muy def ci biir koñam ba mu ko waxee jeunes yëpp ak ñëpp dañu ñëw ànd ak ñun ñëw ñu teew fi moom dina ñëw fekk ñu fi lii nag li ñu tax a jóg mooy Ndeye Awa dafay def lu am njëriñ président Macky Sall lii la bëgg li mu bëgg mooy ay nit ñu amal njëriñ seen gox amal njëriñ sa gox du yëkkati rek ñaari junni may nit du jékki rek nit am ngénte nga dem fa du jékki-jékki rek nit am dëj nga dem fa loolu baax na waaye seet li nga xamante ni ndax nit ki jàmm mënul am tant que wér-gu-yaram amul jàmm mënul am tant que sa environnement setul jàmm mënul am tant que dëkkuwaay yi defaruñ ko wax na ko léegi am nañ ministère du cadre de vie président Macky Sall dafa am vision am gis-gis loolu Sénégal yëpp nangu nañ ko kon bu demee nag ba Ndeye Awa nag di traduire en acte cette vision du chef de l'État maanaam mooy li Macky Sall di gis mu koy doxal ci terrain bi du ñu def lu dul saluer lii mu def nii Ndeye Awa dañu lay remercier may wax ni Babacar lii muy def nii maire yi la waroon parce que lii compétence décentralisée la mais ñun Thiès li ñu xamul mooy Benno Bokk Yaakaar opposition la sur le cadre local mais cadre local bi boo xoolee collectivité locale yi ñetti communes yi war a liggéey lii muy commune est bi nga xamante nii ñun fa la ñu bokk mais ñoom lii ñoom la waroon ñoom ñoo waroon a def liggéey bii mais ba ñu ko defulee gis nga ñax mi gis nga mbalit mi gis nga salte yi mais loolu nag Ndeye Awa ne comme ñoom la waroon te ñoom defuñu ko man Ndeye Awa Mbaye danaa jóg ànd ak sama waa gox parce que ñun ñoo fi dëkk te moom mënul dem waaye bàyyi waa Balabé parce que ñoom la am waa Balabé moom la ñu am ñu ànd ñëw bokk liggéey lii loolu noonu nag su amee ñun Thiès dañu bëgg ñëpp ànd bokk doon benn ànd bokk ci liggéey boobu en tout cas Ndeye Awa li nga def nii loolu mooy amal njëriñ parce que yow xeex nga feebar xeex nga environnement bu malsain xeex nga lu nekk donc lii day doon loo xam ne du am solo looloo tax président Malick comme moom gis-gis bu mel nii dafa dëppaloo ak ni muy doxale mu ñëw ànd ak moom ñu ànd ci liggéey bi jàppale ko ci ñu dem ci. jàngat bi lan la ci seen yeneen naataango. waaw jàngat bi ci yeneen naataango yi mooy damay wax rek Benno Bokk Yaakaar moom amul yaafus responsable boo gis ci Benno Bokk Yaakaar ak fu mu mën a ne mu ngi dox liggéey bi mu war a dox fi mu toll nii koo ci jël ci Thiès mu nekk ci APR parti socialiste AFP gëm sa bopp feneen ak feneen fu mu mën a doon responsable boo gis mu ngay góorgóorlu ca la mu mën loolu moom dañ koy sant ñëpp ñun amuñu problème bi nga xam ne moom la opposition yi am waaye dañu wax ni rek lu mel nii bu amee soo kuñ ko yëglee ñuy ànd di mutualiser maanaam ñu booloo suñu doole di daje ci terrain bi di ci jàpp parce que lu mel nii le président Macky Sall bëgg mooy ay nit ñu amal njariñ seen gox Ndeye Awa ci loolu la nekk looloo tax ñu koy remercier di ànd ak moom ci liggéey bi fas yéene ci nekk ak moom ba keroog koñ bi di set su beneen yoonee ñi def ko feneen ak feneen lii mu def nii nag yow Ndeye Awa ku jàppale président de la République Macky Sall nga ku ko taxawu nga parce que lii nga def nii dama gisul nit def lu ko ëpp solo ci goxam kon ñi la ciy sant di ci sant ñoom Mariama Badji ñi nga àndal ci liggéey bi ak waa Cité Balabé yi nga xam ne ak sa staff ak sa groupe yi nga àndal yépp ci liggéey bi. tey nag li xew mooy Ndeye Awa Mbaye di njaboot ci Balabé moo woote lii waaye dañuy wax ne njëkkul tey Ndeye Awa taxawaayam ci Balabé yàgg na lii ci gën a ràññu ko rek la ñuy mën a lim muy jamono yi nga xamee ne ñàkk nañu ndox forage bi taxaw ñëpp jaaxle moo taxaw ànd ak aw nitam fexe ba ñu am ndox sonnuñu benn yoon xanaa bu coono amee kay mooy loo tàmmul di rooti nga am lu mar a mat ñaari at daanaka di rooti te root mi itam wax dëgg yàlla soriwul ndax fexe nañ ba juróom-ñetti citerne par jour dañ koy am ci loo xam ne daananoo am ay paani ndox waaye duñu waaye su ñeenti citerne benn ci action yooyu ñaareel ba gis nañ ne fu événement amee tel que koor dina taxaw joxe cité bi yëpp li ñuy wax ndogu te sunu boroom lam ca wax day def bu kee dina fi indi suukaru koor dina fi indi lu ne tey lii itam mu woote ko yaakaar naa ne tàmbaliwul tey dafay dolli waaye yàgg na ko fi def ànd ko xale yi kon dañ koy sant bu baax a baax a baax lii nag wax dëgg yàlla setal bi daanaka ci information laa jot léegi fi muy communiqué bi waaye kon kenn du ma fi jiitu ndax lan démb ak bërki démb yëpp mi ngi fi nekk ci def éclairage bi ànd ko ba tey xale yi fii rek Balabé bañ ma ko waxee ba démb laa def circuit bu xool ñu ne ma dese nañ tey muy bërki démb ci fajar laa jóg xool lumière gis ni mu demee
ma laaj kii mu ne ma dese nañ tey ma ne kon damay bàyyi ba ñu noppi ma téléphoné Ndeye sant ko encore une fois kon sànq bu ma déggee commune kii bi information bi xam naa nag man dama dul toog moo tax ma ñëw doolee ko sargal wax na ko ni mu def rek ni la responsable daal boo nekkee ci koñ nañ la sentir surtout koñ boo xam ne bii say waajur a fa nekk say rakk a fa nekk say ndey a fa nekk say xarit a fa nekk nit amul lu gën lu ëpp fa mu juddoo fa mu cosaanoo faay mbokkam nekk kon dañ koy sant bu baax a baax di ko encouragé la ma ko waxoon ca bu muy def installation kii rek loolu rek laay feddali Ndeye Awa ca kanam ndax siggal nañu taxawu nañu ñun en tant que délégué de quartier lii mooy sunu sac mooy sunu lépp sunuy doom ci boppam ñuy wax na exemple na nga tàmbalee sa buntu kër dañ ne bale bu ñëpp bale seen buntu kër rek dëkk bi set moom nag mi ngi bale buntu kër nuy profité di sant ñi nga xam ne ñoo koy jàppale mooy responsable politique yi mu àndal ñoom day wax dëgg yàlla wàccoo nañoo ñun ñuy wax ne Maodo Malick Mbaye mi ngi nii liggéey ci sama wet xam naa moom miinuma trop waaye man miin naa ko ndax action yu ngeen def su ma koy gis ci WhatsApp bi ak yëpp dama koy suivre ci YouTube bi plutôt kon noo ngi sant di gërëm di ñaan yàlla barkeel seen liggéey yàlla taxawu leen lu nu wax daal xeeb nañ ko sant nañu dañuy wax ne keesu suukar ak bekku suukar ëppante fa ne waaye dàqanti ne wu kon buñ doon wax ba suba itam li ñuy wax du weesu lu sant nañu rek yàlla na suñu borom sant. Ensemble des habitants képp koo xamee ni Balabé nga dëkk da nga bokk ci association bi muy association des habitants de la cité Ibrahima Sarr Balabé am suñu récépissé lépp loo xamee ni war nañ ko def ci cité bi association bi moo ciy taxaw mooy séq ak autorités yi ak di seet nan lañ koy defee moo tax mu xaw a yomb ci képp koo xamee ni yaa ngi fi yëngu wala yaa ngi def lëngoo ak association bi de taxawaay boobu dafay yomb te Ndeye Awa loolu la démarré papam dafa bokk ci conseil technique gu association bi ba moom ci boppam xam na bu baax association bi nan lay doxee ak fan lay jaar ba moo tax bés bu nekk dafay lëngoo ak ñun amul lenn lu muy def ci cité bi te duñu ko yëg te luñ ci yëgit ñu ngi taxaw ci wetam parce que itam dafa nekk comme ni ko délégué de quartier waxee koo xamee ni dafa juddoo ci quartier bi am njëriñ ci quartier bi amal njëriñ waa quartier bi nekk un exemple ci biir ndaw ñi nekk un exemple ba ci mag ñi nga xamee ñoo nekk ci biir quartier bi Ndeye Awa ñëpp a ko jox cër ci quartier bi amul fenn foo xamee dina fa jaar sëgg amul fenn foo xamee dina fa taxaw ñu tuutil ko amul mënul nekk ndax bu fekkee ne da nga nekk ci bu gox amal njëriñ waa gox ba lépp lu ñu soxla dañuy ñëw taxaw ci sa wet loolu dafa jar a wax te itam affaire ndox mi rôle bi mu ci joué ànd ko association bi dafa leer nañ parce que à chaque fois que mu séq ak le directeur de la SONES correspondance yi nga xamee ni moom lañ cay dox daf ko jébbal association bi ñun ñi ñuy bind correspondance yi muy jàll ci moom di dem charle di ko joxaat information mu dellu soit di ñu ko joxe ak délégué de quartier ñu àndandoo séq loolu kon loolu ku mu doyul dara du la doy 2 ans ñu toog ndox kenn déggul Balabé tëgg yi pot kenn déggul Balabé génn ci mbedd mi naan dañoo manqué ndox te pourtant de dëkk bi yàgg nañoo gis ñuy wax lu mel noonu dara defu ko ne lu dul action bi Ndeye Awa def ci biir ci forage bi kon Ndeye Awa weeru koor weer bu mu mën a doon situation bu mu mën a doon taxaw na taxawaayu gox taxaw na taxawaayu doom ci quartier bi li nga xamee ñun moom rek la ñuy wax mooy dañ koy dénk chef de l'État moom lañ koy dénk xamal ko ni ko sunu doom la amal nañu njëriñ bu jokkoo ci moom bay ñëw fii li nga xamee ni moom la séq ak moom it egsi na ba ci ñun la ca des moom mooy ñun ci sunu wàllu bopp leer nañu ni li nga xamee ni moom lañ koy wax mu jëm ci kaw it moo ngi koy am ndax firnde
ndox mi nekk na ci firnde ñëw lii tey bii mooy deuxième expédition daaw def na ko ren ñu ngi koy def fas nañu yéene continuer ko di ko def guddi ak bëccëg te dooleem la bare nañu fi ne mënoon nañu ko def waaye moom ci wàllu boppam gis nañu ko mu nekk sunu doom na leer ni ñu ngi taxaw ci wetam guddi ñu ngi taxaw ci wetam bëccëg. di wax rek ne que lii mooy li ñu war boo dëkkee si gox da ngay fexe xool lan ngay def ngir gox bi jëm kanam nga xam ne autorités yi dinañ sawar pour fekk si la ci. Ndeye Awa remarqué nañ ne depuis que bi mu dugg si politique ba léegi def ci démarche boobu la nekk xaaru si kenn mi ngi jël moyen am di ko ci def di jël temps am di ko ci def di utiliser ay relations pour le bien de la cité Balabé. donc ñun li ñu war mooy ranger wu ci ginnaaw nekk benn force boo xam ne saa yu gestoo pour bëgg ñu ko appuyer ci liggéey bi mu mun ñoo gis ñu mun a atteindre objectif yi nga xamante ne moom la ñu fixé pour la cité Balabé et au-delà de la cité Balabé Thiès ak li ñu bëgg a liggéey si réew mi derrière le président Macky Sall. waaw di remercier ñëpp di leen wax ne liggéey bi mi ngi fi waar bi mi ngi fi il suffit que ñu am volonté politique bi ku ñëw investir sa bopp ci li nga mën c'est sa xalaat ak ci sa doole bu ñu ko defee li ñu bëgg dina ci egg incha allah. donc Ndeye Awa je pense que ni nga jël di ko def ku deful lu mel ni li ngay def deful lu gën li ngay def parce que utilité sociale dafa baax nit ki dina am ndombo tànk yi yàlla dépendrewul sax ci Macky Sall day jàllale rek mais du moom mooy joxe suñu borom mooy joxe lu yàlla joxe nag mu ñëw ci loxoom mënu ko bañ a jàllale parce que ku la waxoon ni nañu lii fi passé wane nañ ko ñun fi ñu toll muy ñun ñi ànd ak président te bëgg yàlla may ko deuxième mandat nañu arrêté chaque fois rek bu ñu waxee ñu ne bilan président bilan doyul Ablaye Wade bi mu fiy jógee amul woon bilan bu yées ci bilan yi mais ñun lan la ñu war a xoolaat suñu biir mooy solidarité ak générosité loolu moo ñu manqué fondamentalement président Macky Sall il faut ñi nekk ak moom ñëpp ku ci nekk nga gëm ni loo ko gën a jege ñaar ñi gën la war muy générosité ak responsabilité parce que kilifa kenn du ko dar dañ koy darle te am na li nga xamante ni kilifa mënu ko dañ ko koy doxal waxal ko fi ñu toll nii nag teg ci bilan bi rek bilan bi baax na li mu réalisé baax na bëgg ko teg foofu rek dama ragal ñu nax suñu bopp sénégalais ay jëflante la Sénégal jëf ju rafet la ñu xam Sénégal jàppalante la ñu xam Sénégal dimbalante la ñu xam damay wax ni nit ki yeewu di voté ji mën na am sax nga tabaxal ko tali bu nekk ci buntu këram mais yow ma nekkal président ca koñ ba mu mere la fanaanoo mer googu dem ba ci biir urne yi def fa mer gi maanaam mu voté contre président après génn ni def naa lu rëy mais c'est parce que boobu état d'âme loolu la yëgoon donc nañu gën a jege askan wi nañu xam ni xam nga dama dégg gars yi souvent naan non nañu ànd dans l'unité moom mënut a ñàkk parce que unité yomb leen la rek présidentielle lañ jëm toogaale jóg yóbbu président mooy toogaaleel ñëpp joxe cër yi buy jóg di yóbbaale ñëpp donc unité moom mat ta wax ñun kay ñu uni nañu par force parce que kenn mënu fee toog ba nit toog ñëw ni la toogoon nga fee kaay toogaat fii présidentielle lañ jëm ñuy wax responsable yëpp ñu xam ni toogaale la président mooy toogaale distribuer gars yi continuer jóg mooy maanaam mu jóg on le souhaite pas bu jógee ñëpp lay yóbbaale rek après ñu toog nag di xalaat parce que dama wax ni élection présidentielle yi ñu jëm nii ku ko xeebal Macky Sall yow xamoo luy politique c'est des élections très sérieuses d'abord moom présenté wu na dootul présenté waat beneen élément bi mooy am na ñu bari ñi nga xamante ni jàkkaarloo nañu ak moom xam ni bu ñu ñàkkee bii c'est fini lu ñu man ñi ngi ci c'est normal dama wax ni ñun nañu bàyyi xarab opposition bi li ñu war a nekk ñi ngi ci ñun ñoo war a seet ñun waa mouvance présidentielle est-ce que ñun li ñu war a nekk ñi ngi ci je ne le pense pas xëy na loolu nag ci man la njëkkee xëy na am na keneen ku mu manqué mais ku ci nekk dafa war a xool est-ce que li mu war a def mi ngi ci en tout cas Ndeye Awa ëllëg lu munti am l'histoire retiendra que li nga war a nekk yaa ngi ci parce que sa gox ñoo ko war beneen élément bi may lancer aussi toute la cité Balabé mooy lu mel nii dafa metti
Ndeye Awa jël alalam def ci woo ay ñoom ma jum ñu jàpp ci heure bii dafa waroon a fekk fii bu nu sànnee mbàtt mu tàkk parce que loolu bu baaxee fii set kenn du ne kër ñoom Ndeye Awa parce que Ndeye Awa arrangé wu na ba këram set mais il faut que la culture citoyenne nekk ci nit ñi bu ñu nee nan bale koñ bi yow génnal fu ñu mun ci dekk ngeen bale ba pare bu ñuy wax nag waxu politique bu la neexee nga ñibbi mais mënuñu di bale li tax dëkk bi am problème mooy chaque fois dañuy jël mbir mi teg ko ci ñi nga xamante ni ñoom moo nekk ci kanam te bu ratee ñu wax leen feneen fi may wax mooy aussi kuy politique ñii politique tonton nañ leen bàyyi xel te respecté leen man dama wax ni tey ku mel ni Ndeye Awa ci koñ bi ak ginnaaw mag ñi waxuma mag ñeeg ñi représentant yi mais ku mel ni Ndeye Awa dafa mérité ñu jox ko cër je sais que waa Balabé bàyyi nañ ko xel damay wax globalement rek politique dafa métti parce que képp koo gis muy politique tonton bu amee benn boobu junni juróom-ñetti téeméer yi ak juróom-ñeenti téeméer yëpp xëy na ci askan wi la ko defaat bor boobu bu siiwee ñu ne moom de dafay ak a bari bor pourtant jom rek dama ni kuy politique te def ko ci jom ak yéene am nga boru ngor bi nga xamante ni ba nga ko defee ci askan wi nga ko delloo donc en retour li ñu war a def rek mooy di encourager comme nii ngeen def nii parce que délégué de quartier bi bu teewee teewal na ñëpp yéen bu ngeen teewee teewal nga ñëpp mais ci wàllu mbooloo ne ñu gën a xam ni yu mel nii ñëpp la war ñëpp ñoo koy rafetlu en tout cas ñu ngi leen di encourager bu baax di leen féliciter di remercier une fois encore les jeunesses du mouvement pour leur engagement mais surtout li ma wax sànq pour leur spontanéité ci noonu la ñu mën a xalaate ëllëg man xam kii Alioune waxtaan nañu am na yéene bu mu am jëmale ko ci ndaw yi parce que loolu lañ ko dénk bu koy def mais ñëpp dañu war a ñëw taxaw ci wetam pour mu gis ci boppam en tout cas ñi ngi rafetlu bu baax jotaay bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. li ma gën a tax a jóg nag tey mooy Ndeye Awa parce que nit ki tamit booy seede si moom da ngay bàyyi ba mbokk yi tamit taxaw ba seede moom it li may wax si Maodo rek laa ciy wax sunu rakk la sunu kanam la màggee fii la yaroo ñu nit ñu amoon bët ci ñoom parce que yàlla def nañu féete ko mag buñ fi nekkee tamit daan gis xale yi ñu am ci wàll parce que la ma daan wax si xale yi mooy Balabé dafa nekk cité boo xamee ne waajur yëpp wàccoo nañu ak seen i njaboot waajur yëpp wàccoo nañu ak seen i njaboot bañ ciy toll di liggéey di ko mën amul kenn ku ñu ñeewoon si sa njaboot donc ñun ñëpp loolu dañ ko xam su jamono demee nag ba changement am ñoom ñu liggéey ba seen doole am fu mu àgg ci néew les jeunes doivent relever la tête moo tax le cas Ndeye Awa dafa nekk cas man bu ma soulagé man Alioune Sarr personnellement parce que li ma daan yàgg wax ñii jeunes yi ñu jàkkaar ak suñu kanam mooy nañu gëm seen bopp si dëkk Balabé da nga war a am benn fierté war a mën a siggi xool ñëpp mais aussi war a jouer un grand rôle au niveau national loolu toujours dama leen ko daan wax ku dëkk Balabé waruñoo xeeb seen bopp si diriger réew mi waruñoo xeeb seen bopp si diriger dëkk